visa de localisation mun nañ ko tuddee comme par exemple yow soo bëggoon a génn Sénégal tey nga tukki beneen réew bu nekkul sa réew ñu laaj la visa boobu noonu dafa am ay conditions yooyu matal pour que ñu mën la ko jox ñun tamit suñu biir dëkk bi muy Sénégal bi fépp fu nit jóg pour defar fa ci suuf si def dara ci suuf si dina am ay impact yu bari que muy nit bu bëgg a tabax kër nit bu bëgg a defar yoon ñu bëgg a defar ay stade defar ay marché defar lépp loo xam ne dañ koy tabax ci suuf lañ koy teg loolu nag pour ñu def ko dañu war a xam fan lañ ko war a def pour ñu xam fan lañ ko war a def nag dafa am jàngat yu bari ay critères yu bari yoo xam ne dañ ko teg en place muy par exemple xam nga suuf bi ak ndox bi ñoom ñoo dëkk ndoxu taw bi suuf bi am tamit am na ay ressources naturelles ay mines am na ay garab am na ay éléments yu bari yoo xam ne bu nekk dafa war a nekk place am suñu bàyyee nit ñi ñëw tabaxee nu leen neexee dëkkee nu leen neexee defaree lépp nu leen neexee anarchie lay andi loolu moom moo tax ay inondation am loolu moo tax nit ñi dëkk ci wetu li ñu naan zone à risque yi loolu moo andi problème yu bari yoo xam nga léegi muy dëkk muy réew suñ koy defar suñ ko bëggee defar ba defarin bi baax dina am foo xam ne fa la ñu tabaxee dëkk yi fa la ñu tabaxee kër yi fa la ñu defaree quartier yeeg yooyu yëpp ci loolu am fu ñu defaree yoon yi fu ñu defaree école yi fu ñu teg université yi fu ñu teg lépp liy tax réew mu dem ba nekk réew mu baax réew mu dëgër tabaxin bi léegi nag loolu su demee ba mu am architecture yi day compter stratégie yi day compter ñëpp nit ñi demee day compter parce que soo amee réew moo xam ne population bi day màgg dëkk yi dañuy màgg mooy li ñuy wax ñun ci suñu vocabulaire les dynamiques démographiques yi nga xam ne day ànd ak les dynamiques spatiales léegi loolu su demee ba mu am nag pour que yëpp cohérent il faut que képp kuy tabax fenn wala kuy def lotissement wala kuy defar tali wala kuy defar ay tool yëpp mu def ko fi ñu ko war a defee fi nga xam ne dina tax dëkk ba avancé mais du yàq yeneen yàq yu bëri soo ko seetloo sunu réew mi inondation bëri na fi trop te chaque année état dafay fay xaalis bu bëri pour inondation yi bu mu am mais day continuer di am parce que dafa am ñu dem dëkk ci yoonu ndox yi dafa am ñu dem tabax fi nga xam ne kenn war fa tabax yooyu tamit su weesoo tamit gis nañ aussi tamit état heure buy defar ay infrastructure comme muy defar ay yoon muy defar ay yoonu raay yoonu suuf bi wala mu bëgg tabax infrastructure yu mag a mag dafay fay xaalis bu bëri li ñu naan day fay ay impense pour mu mën a continuer projet bi alors que bi yooyu yëpp amee en 2012 président bi mu ñëwee à la tête du pays mu comprendre ne lii jëmul kër il faut que ñu defaraat si la waxee nañ ut plan bu bees parce que plan bi ñu njëkkoon a tëgg benn loi gungewu ko woon amul woon yoon bu ko gunge woon bi plan bu bees bi ñu ñëwee ñu tëgg ko ñu wër réew mi utiliser imagerie satellite yëpp utiliser borom xam-xam yi nekk biir Sénégal universitaires yi structure état bi ak borom xam-xam yi nekk un peu partout dans le monde yoo xam ne ñun xam nañ leen ñu liggéey ak ñoom ba defaral Sénégal plan bi ngeen di gis nii bii mooy plan bi yóbbu Sénégal fii ba 2035 soo xoolee plan bi nii da ngay gis ne armature urbaine bi niñ ko tegee armature urbaine bi mooy dëkk yi seen nu ñuy jokkalante dëkk yu mag yi après dëkk yeneen yu topp ci ñoom ba ci dëkk yu ndaw yeeg yëpp yoon yi leen war a gunge et tout ça ci la ñuy jëlee Dakar ñu def ko métropole internationale jóge foofu créer yeneen 10 métropoles d'équilibre yoo xam ne dañuy équilibrer Dakar. visa bi dafa bokk ci
si loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires ci biir loi boobu noonu loi bi nga xam ne moom mooy gunge plan bi mooy encadrer plan bi nii léegi nag visa bi si benn outil la ci biir outil yu bëri léegi bi ñu defaree plan bi nii ba pare yaa ngi gis maa ngi doon wax armature urbaine bi pour jéem a équilibrer Dakar de telle sorte que exode rural bi doon am yëpp dem di ñëw Dakar di fa créer ay embouteillage ay inondation ay insécurité ay kii ñu équilibré de telle sorte que fu soxla université ci 10 métropoles d'équilibre yëpp ñu yóbbu fa université ñu jël autoroute bi jokkalante leen ba métropole d'équilibre yëpp am desserte pour mu am communication bu baax ñu jël raay bi def ko la grande boucle pour mu wër réew mi fépp fu ressource naturelle ba am importance am ñu jóge fa ñu defar les grandes affectations mooy suuf bi wàll bu nekk am na rôle bu muy jouer parce que compte tenu de ndox bi mu am ressources yi mu am climat ak yéppam ñu xayma ko ba am 14 grandes affectations fi ñu war a tabax fi nga xam ne ressources yu ndox la yeneen ni culture la ak yooyu yëpp ñu kii ko fi war a am aéroport fi war a am port fi war a am yeneen infrastructure yëpp ñu tënk ko fi nii d'ici 2035 xam nga bi ñuy am indépendance 3 millions la ñu tey ñu ngi nekk 17 millions d'ici 2035 dinañ nekk 25 à 26 millions de Sénégalais ñi yokk ci ñun ñëpp dañuy soxla ndox soxla courant soxla voirie soxla transport soxla yëpp day yokk parce que population bi day yokk yooyu yëpp dañ ko calculer ko tëggu ko teg ko fii maintenant nag pour respecter lii plan bi ñu andi li ñu naan la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement durable des territoires et dans cette loi là mu am li ñu naan visa de localisation. loi bi voté nañ ko plan bi validé nañ ko le 24 janvier 2020 loi bi ñu promulgué ko en 2021 léegi décret yi ànd ak loi bi ñu ngi leen di adopté nànk-nànk décret bi tënk PNADT bi moom lañ njëkk a adopté. bi ñu defaree plan bi ba pare am na ay zones yoo xam ne dañ ko définir comme étant des zones li ñu doon wax bu njëkk ba c'est vrai que suñu vocabulaire u aménagement du territoire dañ ci génne léegi li ñu wax les zones non édificandi et les zones à édificandi dañu wax nañu wax carrément des zones inondables non constructibles ou des zones à risque non constructibles et tout ça léegi nag ñun bi ñu identifier li ñuy wax zone inondable non constructible yooyu pour que ñu dimbale Sénégal ba kenn dootu fa ñëw di fa tabaxati kër dañ ne léegi képp kuy defati lotissement na nga am visa de localisation képp ku soxlaati permis de construire na nga am visa de localisation képp ku soxla benn projet wu territoire nga xam ne da ngay ñëw installer benn affaire ci territoire bi na nga am visa de localisation dinañ la wax exactement que fii zone à risque la fii zone inondable non constructible la fii état bi daf fi prévoir defar raay fii état bi daf fi prévoir defar aéroport fii état bi dafa prévoir defar route et tout ça yow duñ la fa jox mais fekkee nag ne yow da nga am terrain foo xam ne wala maire bi bëgg a def lotissement wala ñenn bëgg a def benn infrastructure ou équipement ci territoire national bi mu respecter li ñu wax yëpp ci plan bi dañ lay jox visa bi su ko respecté wul nag ñu bañ lay jox visa bi. am na li ñuy wax benn comité de visa bi nag ANAT mu ngi ci ay APIX ñu ngi ci ay AGEROUTE yeneen direction yu bëri ñu ngi ci en fait. voilà loolu objectif visa bi pour que bu mu amati ay impacté. voilà ak ay impense benn bu nit ñi exposé wu aussi bu inondation am aussi tamit. et puis tamit lépp lu ñuy defati ci territoire bi ñu xam ne dañ ko def ci affaire boo xam ne dafa cohérente en fait quoi.